mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu dalee nag jàmm ci seen plateau wax sa xalaat tey ñu daal di aborder sujet boo xam te dafay jëm ci wàllub làmb ak projet bu yees bi nga xamante Gaston Mbengue am na ko ngir daal di dundalaat làmb daanaka CLAF la bëgg a organiser ci ay ténor yi nga xamante ñoom ñoo nekk jamono gi ci diwaanub làmb bi Mouhamed Lamine Diop nuyu naa la. fay naa la na fi di nuyu internet yi donc comme ni nga waxee li nga xamante ne nii moom mooy thème bi Gaston Mbengue moom moo bëgg sauver làmb ji. donc pour sauver làmb ji. mu bëgg mettre en place benn projet super CLAF pour ay lutteurs yi nga xamante ne ñu ngi leen di coow ñu daje seen biir ku ci mel ni Balla Gaye Boy Niang Gris Bordeaux Sa Thiès Tapha Tine Reug Reug ak yeneen combat yeneen affiche yoo xam ne bëgg na ko indi ci làmb ji pour sauver li nga xamante ne nii moom mooy arène bi. mi ngi noonu 78 150 74 72 78 150 74 72 ngeen bokk ci émission bi daal di ñuy wax lan mooy seen xalaat ci projet boobu naam te Gaston Mbengue bëgg na koo teg dinañ ñëwaat ci mbër yooyu nga xamante moom la bëgg a boole ngir daal di dundalaat comme ni ñu ko waxee. làmb gi mu mel ni saa yu làmb gi amee coow Gaston Mbengue moom day taxaw ngir sauver ko. absolument Gaston mun nañ wax ne que dañ ko xam ci ay affiches yu mag mais bu fekkee ne am na yeneen promoteur yu mel ni Luc Nicolaï yu mel ni Aziz Ndiaye ak tant d'autres. Petit Mbaye ak yooyu. yàgg nañ fi nekk di tëgg ay làmb yu mag mais ku xam Gaston xam ko ci ay affiches yu mag ku xam Gaston xam ko ci ay combat yoo xamante ne nii kenn doonu ko woon xalaat. surtout que li nga xamante ne ni moom mooy CLAF moom du lu bees si moom parce que bu ñu xoolee organiser woon na fi CLAF y a de cela des années te am na mbër yu bëri tey yi nga xamante ne ñu ngi leen di coow ci làmb ji. CLAF moo tax ñu xam leen CLAF moo tax ñu lancé leen. donc ci CLAF la ñu génnee ba àdduna bi yëpp xam leen donc je pense que Gaston miin na milieu bi am na expérience bi bu bëggee am projet boobu noonu pour sauver làmb bi am na fu wóor fu mu ko teg. tey CLAF bi mu bëgg a dajale ay mbër yu mag. yoo xamante affiche yi moom macha allah de. waaw mu ngi bëgg dagale Balla Gaye 2 contre Boy Niang parce que Balla Gaye 2 Boy Niang ñëpp xam nañ ne combat la boo xamante ne ni amateurs yi bëgg nañ ko parce que Boy Niang dafa daan presque pratiquement ténoru géejawaay yëpp ba mu des Lac de Guiers 2 donc dafa daan Sa Thiès daan Gouye Gui daan Les 2 daan ñeneen ak ñeneen ba mu des ki nga xamante ne ni moom mooy Lac de Guiers moo ko recalé mais comme moom dafa combat ak Balla Gaye dafa nekk loo xam ne daf ko yàgg bëgg. mu nekk derby te ba pare mu dugg kër Balla Gaye daan rak petit frère am. donc combat la boo xam ne amateurs yi dañ ko bëgg. Gris Bordeaux Sa Thiès gis ngeen ko fan yi ci presse bi wax nee na carrément moom pare na pour affronter ki nga xamante ne ni moom mooy Gris Bordeaux. donc combat la boo xamante ne ni war na mën a nekk. et que Gris Bordeaux aussi en même temps dernier combat mi ngi jóge ci défaite contre Balla Gaye donc pour mu relancer wu tam il lui faut. benn victoire donc pourquoi pas moom mi nga xam ne ci défaite la jóge ak ki nga xamante ne ni moom mooy Sa Thiès bi jóge ci défaite ñu daje. bu ñu taxawee ci combat boobu nga xam te mooy diggante Boy Niang ak Balla Gaye 2 yàgg nañ koo dégg boobu lay affiche ni nga ko waxee amateurs yi bëgg nañ ko baax a baax mais mu nekk combat boo xam te dafa bëri coow ndax bu dee ki nga xam te moo di Boy Niang moom pare na. ngir bëri ak Balla Gaye waaye Balla Gaye moom dafa mel ni dafa daal di xeeb Boy Niang. daanaka sa combat bi daf koo soofantal. non pas xeeb sax mais. xam nga Balla Gaye boo xoolee parcours am dafa riche. parce que Balla Gaye fi mu jaar dafa si làmb ji dafa bëri Balla Gaye dafa daan moromam yëpp. daan ay magam daan ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ñu fi doon coow. donc tey jii nii nekk na roi des arènes dagale ay victoire après mu toog gàddaay ñëwaat. retouram dafa exceptionnel parce que dafa ñëw am victoire ci kaw Gris Bordeaux daan Modou Lo avec la manière. donc tey jii nii bu waree amaat adversaire certainement dafa jàpp ne peut-être adversaire bi mu war a am dafa war a gën a kawe. donc na bàyyi la nga jël internet boobu après ñu dellu si waat. allo. allo. oui kooku du sociologue. Mbengue. ci loo ne. yéen a ngi cool. noo yendoo tey. gis nga tey bi ngeen duggee ci làmb moo ànd ak bës gis nga tey fii est-ce que. nga ni làmb. moo ànd ak bës ak coow gis nga bii yaa ngi koy. waaw dëgg la maa ngi dégg bruit bi sànq ba léegi ndax làmb ji. kon baax na yéen a. ah fii ngeen bàyyi si bës bi tuuti mu noppaliku. non waa des na ñun dañuy laal fépp rek.
mais déedéet gën a ñëw ci làmb mooy suñu sport national ñu coupe du monde làmb rek lañ mën a jël. d'accord incha allah nañ ci bàyyi xel. ok Isabelle. Alamine jaar naa la de. delloo ziar bu baax a baax. lu bon yaa ngi ci jàmm. ñu ngi sant alhamdulilah. ok léegi bon ñu jël combat par combat wala. non yow yaa xool rek. waaw d'accord ñu commencé ci bi ma leen fekk ngeen di waxtaan muy Boy Niang Balla Gaye. classe bi. classe bi ci boppam. classe bi d'une manière générale. classe bi d'une manière générale xam nga nag nu mu tuddati Père Gaston dafa ñëw rek ne super classe quoi moom la wax. voilà donc dafa ñëw moom tëgg ay combat am maanaam super classe c'est-à-dire classe indirectement naka Sénégalais comprendre noonu. maanaam diw ak diw ñoo daje diw moo daje mais comme que moom moo tëgg combat yooyu noonu maanaam dina ko facilaat pour que mu bu diw daanee mu mën ko jëlaat boole kat bi comprendre nga mais du classe directement bi nga xam ne ñoom Ama Baldé moom lañ doon bëri ñoom Tapha Tine nga xam ne gars yi ñu daje seen biir donc naka Sénégalais yi teel a comprendre noonu que ni diw sax mën na daan diw ñu ne moo keewal war a daje mais ñu bañ a daje donc super classe maanaam mën na am comme mën na bañ a am voilà donc man foofu laa koy déggee quoi maanaam nag lu tax ñu ne aussi super classe maanaam dañu jox dafa bëgg jël VIP boole ak booy yi parce que boo xoolee Sa Thiès Gris Bordeaux la wax Ama Baldé Modou Lô Boy Niang Balla Gaye coow yooyu loolu ay coowu làmb la en fait boo xoolee du palmarès moo leen boole du mun bëre ñoo leen boole du doole du coow moo leen boole en fait coowu làmb parce que lan Boy Niang dugg na géej waaye nee nañ daan na fa ñu bëri moom la déggee duñ mujjee bëri dëgg la sax jël na défaite mais pas défaite avec la manière parce que sax après par recours lañu defee victoire bi na dëgg donc moo tax bëre moom ak Balla Gaye mu nekk yoon voilà te Balla Gaye tam boobu bële kenn dégg ko mu génn télé mu naan du bëri Boy Niang wala daa bañ Boy Niang wala à chaque fois lu muy wax mooy que écarté wu ko à tout moment mun na bëri moom xeebu ko ci benn côté bu gars yi pare moom pare na leen Sénégalais yi bëgg la bëgg moo tax bu mu toogee Modou Mbaye nee na ko ba mu joxee avance ma dem ak moom donc kooku xeebul Boy Niang voilà Boy Niang moom ci côté dafa wane carrément que ne Balla Gaye la bëgg même bu fekkee dafa nekk maanaam du Balla Gaye kese moo fi nekk ko mbër mais ñun xam nañ ne carrément que ne Balla Gaye bu bëri Balla Gaye moo ko gënal moo gënal papam aussi te déggoo voilà donc noonu la demee côté Sa Thiès il n'a rien à faire lu tax ma ne il n'a rien à faire à chaque fois que mu jugee ci làmb moom Sa Thiès day bëri coow bu mu jugee bu ko Boy Niang daanee dañoo ne daf am problème ak Balla Gaye moom Balla Gaye ci dantee suñu Balla Gaye dakaa mere waru woon bëree nii waru woon bëree ne Sa Thiès làmb moom yàgg na am coow que mu daan que mu daanu mais à chaque fois da ngeen di gis ci génnaat macha allah parce que les promoteurs leen bien parce que dina def li ci war ñoo bëri bi ci war après bon li mu am jël quoi voilà donc moo tax moom ak Gris Bordeaux mën na nekk bien que waa Fass maa ngi dégg bon tey comme ça man chaque jour dama leen ko xëy suñu làmb laa gën a taxaw lii parce que man moom laa jàppee sama sport national comme ça waa Fass ñoo ngi naan dañoo xaw a xeeb Sa Thiès il n'en est pas question kon waa Tapha Tine ñu ngi neeree il n'est pas question pour mu bëreek rek voilà parce que loolu tamit mën nañ ko comprendre ci au début la rek mais ak crise bu mu toll nii pour man ku ñu seet si jox la yenn millions yi ak ci jamonoy corona bi nii war nañ kaa mën a encaisser préparer sa saison prochaine incha allah parce que làmb tëj na donc amatul il ne suffit pas di naan waruma break kii yaa koy mën a ci biir làmb yi nga humilier ko fa def ko fa loo xam ne Sénégal yëpp lañ ne voilà ci waru woon bëri moom kii ay morom jox leen koy morom Tapha Tine la jàpp rek humilier ko bu dee dëgg la boobaa kenn dootul ne bokkutul ci VIP yi gars dañ ko yet ne ko bokkutul ci VIP affaire parce que lan Ama ko daal la jël Reug Reug humilier ko xool Reug Reug ni daan ñëpp bañ ne ñëpp a koy daw ne jël daan ko nga xool ndax du am tur boobaa bu laajee Modou Lô kenn du wax voilà donc Balla Gaye tam du morom Boy Niang nag ko woon ci biir déew bi nekk beneen la dageer daan wóorul man maa lay daan du wóor bi Modou Lô du morom Ama nag ko woon ci biir déew bi ne ko daanal naa la ma fat maa lay téye fii daanaat ko dina ñëw comprendre nga grand bi ñu morom Boy nañ leen ko woon ci biir Gris Bordeaux la woon ne Sa Thiès du morom mag Balla Gaye la naka jàpp daan ko mu xool ndax bu laajee Balla du bëri voilà et c'est tout noonu kese laa comprendre combat yëpp man d'accord naa ci sincèrement parlant en tant que lambologue voilà d'accord tey du nekk psychologue lambologue la jërëjëf mi noonu ñu ngi koy remercier suñu premier intervenant ci émission bi nee na affiche yëpp mën nañ nekk mais man dama bëggoon alame ñu dellu siwaat un peu ci aspect financier bi parce que lamb crise bi mu nekk yëpp wàllum koppar moom moo ko ci mën a yóbbu tey yow ci sa xalaat sax lay wax en tant que lambologue faisabilité tey claf bii nii ça demanderait à peu près combien de millions nekk na combat yoo xamante ne ni déjà il faut ñu xam ne mbër yi ils sont conscients que ne actuellement lamb dafa nekk ci crise
et que ñu ngi ci benn contexte muy Covid 19. donc tey combat bu doon am mbër yi dinañu xam lan moo yenu maanaa donc déjà benn ñaar tey jii nii man seetaan naa benn interview Gaston Mbengue muy expliquer carrément que ne projet la te moom bi muy njëkk def li nga xamante ne nii moom mooy CLAF daf ko sukkandiku woon dafa amoon partenaires yu solide yu nekkoon ci ginnaawam mën nañ citer ku mel ni Orange bu bal fàtte ne Gaston dafa doon liggéey ak Orange di liggéey Tigo di leen indi ci làmb ji ñu koy jox xaalis bu bëri muy ñëw di organiser ay CLAF tey jii nii bi la première fois bi muy organiser CLAF boobu CLAF mooy CLAF ñoom Balla Gaye mu déglu naa ci interview mu ne bi mu woowee convoqué manager yi këram pour wax leen ne dafay organiser CLAF pour mbëri manager yi gëmuñu ko donc mu fay mbër bu nekk suma juumul mu fay mbër bu nekk 10 millions te à l'époque mbëri ku ci nekk si ñoom amoo mosoo am cachet 1 million mu fay leen ku nekk 10 millions ci CLAF bi donc ñu accepté ko parce que dafa amoon benn partenaire bu solide bu nekkoon ci ginnaaw année bi si topp si la def CLAF ñoom Modou Lo avec Tigo bu mu ñëwee mu jox leen ku nekk 15 millions xaw ma 20 millions ñu accepté ko dañ ciy sax sauté donc tey jii nii moom il est conscient que ne bu koy def du xaalis lay génne ci poche am dem organiser CLAF bi dafay am ay partenaires yu nekk ci ginnaawam lu mu ko comme Aziz Ndiaye bi muy organiser si benn saison Balla Gaye 2 Tapha Tine Modou Lo Eumeu Sène nu mu amee woon partenaire bu solide bu nekkoon ci ginnaawam je pense que ñoom ils sont conscients que ne làmb du da ngay jël sa xaalis def ko ci biir après nga toog di xaar billettage ak yooyu non da ngay am ay partenaires am ay sponsors yu la accompagner de telle sorte que xaalis bu bëri bi ngay dégg yépp sponsors yi ñoom ñoo ko ciy def. xam nga cachet dafay am importance ci organisation CLAF bi cachet nekk na sax coow boo xamante amoon na ci diggante Balla Gaye ak Boy Niang doon wax que ni telle somme bu ko laalul du mën a bëri ak ki nga xam te moo di Balla Gaye donte bu doon football dañ naan valeur marchande. li nga xam te moom moo am ci ñaari mbër yi tey mbër bi mën na xam ne ni man mbëru 100 millions la mais impact coronavirus dafa am ci sama valeur marchande ba tey jii nii mën naa négocier ba 75 millions donc tey jii nii Balla Gaye bu doon bëri ak Boy Niang seen cachet fan la waroon mën a toll. Balla Gaye du mbër buy par exemple ku ci nekk da ngay xool kii Balla Gaye bëri na ay combat plus de laal cachet boo xam ne ëpp na 100 millions am na combat yu mu laal moins de 100 millions mais am na combat yu mu laal plus de 100 millions donc du mbër boo xamante ne nii quoi qu'on puisse dire da nga koy fay combat parce que li mu lay apporter dina jaay bés bi mooy combat bi daf koy jaay non seulement en terme de sponsor doo manqué sponsor yu ñëw parce que ñi intéressé wu ci combat bi dinañ bëri dina stade bi dina fees donc loolu yëpp il faut ñu sóoraale ko donc tëgg combat Balla Gaye wala tëgg combat Modou Lo bokkul ak nga tëgg beneen combat wala Ama Baldé aussi parce que Ama Baldé c'est si même kii catégorie voilà ñooñu dañuy drainer monde ba pare seen combat en fait dañuy jaay combat bi donc seen làmb xaalis bu bëri la xaalis bu bëri nga leen di fay pour ñu bëri ça oui c'est sûr 78 150 74 72 ngeen bokk ci émission bi joxe seen xalaat par rapport au projet de Gaston Mbengue organiser Super CLAF ngir dundalaat li nga xam te moo di làmb bi la question que j'aimerais poser aussi mooy est-ce que Super CLAF rek moom mooy solution bi instant bi nii ak fi làmb bi toll. non Super CLAF rek du solution bi parce que benn promoteur kese mënul tëgg combat yépp ñu bëri ñaata licenciés ñoo am ci làmb ji bëri nañ tey jii nii ñi ñuy cité ñi ce sont les ténors mooy ñi nga mbër yi nga xamante ne ni dañu am tour xam nga am palmarès am vécu mais tey am na jeunes yu bëri yoo xam ne dañu yaakaar ci làmb ji te actuellement gisuñu ko leen ne kaay ma jox la avance c'est très compliqué pour eux tey koo xamante ne ni da nga bàyyi say activité pour la lutte tey jii nit souffre tey jii li gënoon moo tax chaque fois bu ñu leen di wax naka nañ ut en même temps métier bu ñuy boolee ak làmb ji looloo tax moom importance tey jii mi ngi nii làmb ji taxaw na nga mën a nekk ci sa métier di ut xaalis en même temps mais tey bëri na ay mbër yoo xamante ne nii c'est sûr que duñu at bi dina jeex duñu bëri dina nga gis écurie benn 1000 mbër wala 500 mbër ñi ciy bëri da nga leen di compter donc c'est tout à fait normal ñëpp mënuñu bëri ñëpp mënuñu nekk champion donc am na ñoo xam ne dañuy am gabarit bi rek ñu la demal bëri ji nga dem bëri ji alors que nekkul ci yow donc c'est un sport boo xam ne c'est un peu particulier il faut nga ramper pour mën a yegg ci benn niveau bi. Peut-être aussi ça serait une idée pour yeneen promoteurs yi pourquoi pas organiser CLAF boo xamante ci yeneen mbër yi ndaw yi lay nekk naam te dina permettre au public
de découvrir ay talent yoo xam te ñu ngi ci suuf comme ça ñu ñëw parce que parfois nga dégg ñu naan la buñ ñi làmb ji doxul ci ñu mag ñi mais Adrien Senghor ku fa dem ba léegi combat mi ngi am alors que d'accord mi ngi fay am mais est-ce que ñi ngi permettre mbër yooyu noonu ñuy échelonner di mën a yéeg ci kaw Adrien lutte simple en fait lutte simple moom dafay am parce que lutte simple d'habitude di nga gis ay bon xanaa ñu jël internet bi allo allo salaamaaleykum. maaleykum salaam allo. allo oui ku baax waaw man la Ndiaga Diop Italie. yow la Ndiaga Diop depuis Italie. Ndiaga ñu ngi ziar bu baax waaw ñu ngi delloo si pare. ñaa ngi ci biir émission wax sa xalaat ñuy waxtaane li nga xamante ne nii moom mooy calaf bi Gaston Mbengue bëgg tëral pour sauver làmb ji waaw man rafetlu naa idée bi bu baax a baax ak tamit ni Gaston dikkee bëgg sauver làmb ji mais tamit damay wax ne loolu lu am solo la mais tamit comme ni ngeen ko waxee Gaston rek day wetti làmb ji il faut tamit yeneen promoteurs yi ñu may leen chance pour ñu mën a tëgg ay combat parce que ku ci mel ne Luc Nicolaï dafa manque làmb ji c'est trop absolument ak ñeneen kon donc il faut que affaire yi gën a yaatu pour ñu mën a may chance mbër yi parce que mbër yi bari yaay boo xam ne bii ne comme ni ngeen ko waxee léegi école boo dugg daanaka benn mbër lañ ciy wax wala ñaari mbër ñeneen ñi topp seen ginnaaw yi pour xam nga yaakaar la ñuy dundee te jàpp ñu ci dara il faut kon xam nga ñu gën a yaatal mbir yi daal waaw Gaston man wax dëgg yàlla dañ koy jaajëfal parce que à chaque fois ñi ngi seetlu bu làmb demee bay nekk en crise rek day ñëw jàpp ci mais tamit ku ci mel ne Luc Nicolaï tamit ñu gën koo bàyyi ak yeneen promoteurs yi nga xam ne si ne daal amoon nañ ak ay Pa Abdou Fall ak yooyu yëpp kenn déggatu leen te wax dëgg yàlla amoon nañ solo ci làmb ji trop kon donc daf jot daal ñu toog waxtaanwaat làmb trouver solution ba soog làmb ji waaw di wax tamit Balla Gaye jamono jii nii waaw dëgg la ñu ngi wax combat ak Boy Niang mais na ko may chance rek parce que tamit dana bokk tamit li sauver làmb ji daal parce que Balla Gaye du n'importe qui xëy na buñu tëggee lu ci mel ne combat dana am pas bu làmb dox daal moom làmb da koo soxla moom il faut mu may xale yi chance daal pour dundal làmb pour sauver làmb ji waaw loolu laa amoon lu ma ci wax maa ngi remercier émission bu baax a baax di leen jaajëfal jaajëf Ndiaga noonu jaajëf Ndiaga Diop depuis Italie wax na benn affaire bu am solo parce que nee na mbër yi tamit dañu am responsabilité ci sauver année bi waaw mbër yi moom mooy responsabilité bi mooy nga ñu xam ne nous sommes dans un contexte assez difficile muy coronavirus donc ci contexte boobu noonu la ñu war a maanaam ñi nga xam ne dañ doon laaj yenn prix ñu xoolaat ko donc de telle sorte que tey jii nii promoteurs yi du ñu nekk ci ay jafe-jafe donc en même temps il faut qu'on profite de l'occasion pour ñaan pour que Luc Nicolaï génn parce que bu génnee dina permettre combat Modou Lo Ama Baldé taxaw parce que bi mu koy finaliser lañ ko jàpp donc bu taxawee dina bokk ci luy sauver saison bi en même temps dina tëgg yeneen combat yoo xamante ne nii yeneen jeune mën nañ ci gis seen bopp yeneen jeune mën nañu compétir mais tey bëri na jeunes yoo xam ne duñu compétir allo oui allo soxna si sëñ bi na nga def tur bi naka la kii bàcc lañ koy wax bàcc waaw mbës bu Coen rek waaw bàcc nga ni bàcc bu Coen boy bàcc bu Coen bàcc bu Coen dina baax na bàcc bu Coen waaw naka Coen waaw Coen mi ngi fi góorgóorlu rek mi ngi waajal mi ngi entraîné bu baax waaw mi ngi daal di fanaanal waaw waaw baax na waaw mais Coen est-ce que yow gis nga ko ci calaf bu Gaston Mbengue bi parce que Coen mbëru penc la de
waaw mbëru penc la moom wax dëgg yàlla moom waa yéene naa ko lu ëpp Kalaaf wax dëgg yàlla pour l'instant il est temps mu wane boppam quoi xëy na mi ngi wane boppam sax waaye maanaam dafa des lu bëree bëri quoi parce que état yi gars yi ñu xamul woon comme ñu mën ñoo xam quoi. est-ce que du contre Diène Kaïré moom match nul bi contre Diène Kaïré moo ko xaw a sonal. waaw loolu am na ci moom loolu am na ci wax dëgg yàlla ay sportif lañ moom loolu moom am na ci bu baax waaye xëy na làmb ak loolu ñoo am. d'accord ñu ngi lay déglu sax xalaat ci émission bi. waaw sama xalaat ci émission bi moom wax dëgg yàlla loolu lu may rafetlu la quoi. waaw ndax dëgg la nag Modou Lo laa njëkk a am ci comme mbër mais nag suñu tool yi il est temps tam benn instant comme moom wàcce na boppam ba jël Ama Baldé. waaw il est temps yeneen temps lutteurs yi tamit xam nga mën a wàcc may booy sans su ko defee làmb ji mën a jaxasoo léegi ñu nit ci yëgaat ci beneen niveau daal. waaw ndax gars yi boo xoolee ni ñu doon bëree seen biir yaay bii di bëree xam nga après tamit xam nga yeneen raw gaar yi tamit di bëre fii seen lutteurs yi di bëre fii xam nga loolu tamit doxalul làmb. dëgg la. waaw ndax boo xoolee Gaston Mbengue comme ñu ñëw jël idée wu tam xam nga bëgg a tëgg Balla Gaye ak Boy Niang. bëgg a tëgg tamit xam nga Sa Thiès xam nga tamit ak Gris Bordeaux loolu tamit ñun dañ ciy ànd quoi lu neex la. waaw ba tax na tamit xam nga moom tamit dañ koy remercier ci idée boobu mu def tamit di ñaan yeneen promoteurs yi tamit ñu génn xam nga tëggal booy parce que làmb ñun moom mënuñoo am lu gën làmb wax dëgg yàlla période bii nii. waaw loolu il est temps benn état ñoom gars yi xam ko ñu mën a jàpp ci làmb ji su ko defee làmb tam mën a soxali ko mën a jëm kanam daal. waaw loolu moom su amoon daf may neex man moom sama idée yàgg naa wax loolu noonu soit bu dul nekkul woon Gris Bordeaux tam. bu nekkul woon Sa Thiès soit mu nekk Boy Niang ak Gris Bordeaux xam nga. mais comme ni wax ci Boy Niang ak Kële loolu donc moo fi nekk pour combat pour le vite. soit bu ko neexee mën na ci plus tamit xam nga Tapha Tine Eumeu Sène loolu tamit làmb la làmb bu neex la wax dëgg yàlla. wax dëgg yàlla Reug Reug tamit xam nga ak booy boobu noonu nu ñu ko tuddee mooy booy bi dëkk Parcelles. définition loolu làmb la tamit. am na ñuy wax combat Sa Thiès Reug Reug am na ku ma dégg aussi mu ne Gaston dafa war a rectifier li nga xamante ne ni moom mooy Sa Thiès Gris Bordeaux pour def ko Sa Thiès Yékini Junior. boobu mooy combat bi boobu loolu mooy làmb àdduna ji loolu la àdduna bi yëpp. mais Sa Thiès Reug Reug moom mooy derby bu mag bi. loolu mooy déggoo ne combat boobu noonu su nekkoon 10 000 francs man damay wàcc stade. waaw bu nekkoon 10 000 francs man combat boobu daf may jàllal dagg ticket seetaan ko parce que xam naa ni li ñuy wër ci làmb jooju noonu ci la mën a am. contre Balla Gaye ñu ngi koy waxtaan ak Boy Niang mais lii mooy raw loolu. mais Sa Thiès ak Reug Reug bu ñu jàppante yow mbër nga. Sa Thiès ak Reug Reug mbër laa Reug Reug ñëpp du Reug Reug mbër la boo xam ne dafa miis mbapat ba pare dafa mën li nga xam ne mooy contact. Sa Thiès attaquant loolu am na taxaw di xaar benn mbër ñoom ñaar bu ñu jàppantee combat bu gaaw lay nekk de. xam nga 1000 chance maa ngi dégg ci ñenn ñi ñu naan Reug Reug en communication ni muy waxee baaxul xam nga. mais daf ci toll dañ ko war a nangul te gis nga Sénégal balaa ñu koy nangul dëgg-dëgg Reug Reug mooy mu daan VIP yëpp ba dem ñu soog a nangul kan mooy Reug Reug. waaw capacité bi nekk ci moom xëy na nag mi ngi waxee ak mi ngi mais wallaahi azim lii muy wax nii lu leer la ci moom te bis bu jàppantee Sa Thiès Sénégal yëpp danañ xam ni Reug Reug du moroomu Sa Thiès. man loolu man maa la ko wax man. mais bu la neexee nga arrêté sama numéro. waaw Sa Thiès mën na xeex te it am na te gaynde la ci làmb mais xam nga làmb bu ne ak na nga koy bëree. waaw te Reug Reug maanaam dafa miin jàppante te Sa Thiès su jàppul du bëree te Reug Reug dafa miin jàppante. d'accord. loolu mooy avantage su làmb ji quoi man daal su ma sañoon comme ni ngeen ko waxee noonu bëggoon naa ko wax sax waaye xam nga da doon xaw a doy waar mais comme yéen a ko wax. su ma sañoon Gaston moom dana modifier combat boobu mu tëgg ko combat Reug Reug. su amoon su naroon gagné ci lay ne combat bële bu ci naroon gagné 100%. kii dana ci am 150% wala mu am 180%. d'accord. waaw émission bi moom ñu ngi koy rafetlu bu baax nag di leen remercier lii rek mooy ci la ñuy dund. d'accord buñ ko gis bu nekk dañ ciy sawar di woote daal. jaajëf Bathie. waaw kontaan nañ bu baax waaw merci waay. mi ngi noonu merci mën nañu enchaîner ak yeneen internautes yi ñu daal joxe seen réaction dafa mel ni affiche yi yëngal internautes yi ñu enchaîner ak beneen internaute Amina. malheureusement coupé na Sa Thiès Reug Reug man d'accord naa ne bu ñu ko defee 17h stade bi fees. te mu émission bi ngeen changé mi salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi na nga def tur bi naka la. oui maa ngi tudd Sow Poulo di oote depuis Wakam. Sow Poulo depuis Wakam d'accord yaa ngi ci biir émission bi wax sax la. oui ñu ngi rafetlu émission bu baax. jaajëf. yaa na jëm kanam. amiin. donc di ñëw rek ci classe bi Gaston bëgg a tëgg. ndax ñi du bëgg a sauver bëgg a def dara dañ ko ciy jàppale. mais man fenn rek laa d'accord. booy
Boy Niang foofu du place am. Boy Niang Balla Gaye. waaw Boy Niang foofu du place am parce que après du Balla Gaye daanee. moom mu daan. ndax ñoom daanee confronté wu. donc foofu position Reug Reug la woon. kan ak kan Reug Reug ak kan. foofu position Reug Reug la woon Boy Niang dugg noonu. waaw parce que moo gën a nekk ci position pour yéeg. Reug Reug Balla Gaye. Reug Reug Balla Gaye. Gris Bordeaux Boy Niang ku daan dajak Balla Gaye wala Gris Bordeaux. Yow argumenté loolu man sama xalaat daal yow ñu ngi wax léegi Sa Thiès Reug Reug. pare gu ñu ne Reug Reug Balla Gaye. mais nag gars yi man d'accord naa man xam naa ne bon supporteru Reug Reug yi man faa ngeen seen bër. non man du ma supporter Reug Reug. supporter Modou Lo mais quatre bëree la ñuy wax. Reug Reug d'accord nañ ne Reug Reug champion kenn naa taxaw ko Reug Reug làmb moom maanaam Reug Reug lutte simple moom kenn mënu ko. loolu moom ñëpp d'accord nañ ci. te aussi buy bëree gis nañu jël Père Thierno Ndiaye nee na 3,14 pi la daan Gris 2. mais tey jii nii dañuy waxante dëgg Reug Reug yeggagul ci catégorie bi Balla Gaye. non parce que liggéey na lu mu fay. Reug Reug am na foo xam ne jaaragu fa tamit Reug Reug jaaragul si Yékini Junior. mais position Sa Thiès position foofu noonu. position Sa Thiès. position Reug Reug la. d'accord naa. Reug Reug Gris Bordeaux waaw Reug Reug Gris Bordeaux Reug Reug la daan daanagul Papa Sow Reug Reug bëreegul ak bon moom Siteu nar. waaw d'accord mais lu mu wane may na ko mu dugg ci catégorie boobu noonu. te dafay yëg nañ xool ci Ama Baldé niñ boobee Ama Baldé ba mu yëg rek. waaw mais est-ce que du dafa am fu mu war a jaar ba pare. non fu mu jaar Balla Gaye moom rëy na de. si non Reug Reug Balla Gaye combat la. non combat la ci kaw Reug Reug wane lii tax mu bëreeg Balla Gaye. xam nga sa waay dafa toll xam nga fu mu toll nii Balla dafa toll dafa nànk xam nga Balla fu mu toll nii dafa toll ci kaw. waaw. talal loxoom donc xale yi mën a téye loxoom pour mën a yëg. waaw. am déet donc foofu c'est normal. mais Boy Niang moo jiitu Reug Reug tamit. non déedéet Boy Niang Gris Bordeaux koy jox. d'accord mais dama ne. Reug Reug Gris 2 daan munoo daan Gris 2. rek parce que ñoom ñaar même catégorie buy yëg la. xoolal Reug Reug Tapha Tine sax moo gën a yenu maanaa. xam naa Tapha Tine bu ñu déggee. waaw ba tey mais Sa Thiès moom foofu du position moom. Sa Thiès foofu du position parce que dafa wàcc bu baax. waaw d'accord léegi yow proposé affiche yi proposé yow sa affiche yi ngay proposé Gaston. ñi may proposé Gaston comme lu mel na exactement. ah comme que dindi nga position Boy Niang bi. nga ni Balla Gaye nañ ko changé léegi yow joxal say affiche. non du Boy Niang laa dindi foofu Sa Thiès laa dindi dugal fa Reug Reug. Sa Thiès ah. Reug Reug mi ngi ci biir Reug Reug Tapha Tine lañ wax ci affiche. voilà Reug Reug Tapha Tine d'accord. loolu combat la. Reug Reug Tapha Tine lañ wax. waaw Reug Reug Tapha Tine. foofu Sa Thiès du fa dugg. waaw. d'accord. Sa Thiès du dugg foofu noonu moom. d'accord. waaw man loolu laa gis xaw ma nag. d'accord moom kay wax sa xalaat la. du contre du dara rek wax dëgg yàlla moom mais xam nga rek même combat Ama Baldé Modou Lo bi sa gars yi dañ ko forcer mais du woon foofu. waaw dañ ko forcer mais du woon foofu. mais nag comme Ramba dafa toll ci feebar. sport sax laay wax ne dafa toll ci feebar. Ama Baldé Modou Lo ba nekk dans le commun. donc suñu national ñun sport national Gaston téye ko bëgg sauver affaire bi. léegi nag nañ ko soutien bi naka la. sponsor. cachet. et cetera télé média et cetera donc nag il fallait que ñu dawal yërmande donte bëgg nañ affaire bi sauver. parce que yëfu kenn mënu li naan benn loxo du tàccu. te benn loxo mënul takk sër mënul takk ku bay considérer la vérité ndax du sottee su ñëpp la sotti donte moom jël na ay responsabilité mais Sénégal dañ ko soutien parce que sport national la suñu patrimoine la suñu alal la. kon donc moom jël na ay responsabilité dañ ko si jàppale man kat loolu laa gis. d'accord. xaw ma nag liste des nag cash dañ ko wàññi. sponsor yi publicité yi donc tamit médias yi télé yi di wane affaire yeeg yooyu parce que nit ki daal du bëggee jàpp loolu lay jàpp parce que fii duñ fi xasee ba jégg du réussir émission bi. mooy lamba dafay delluwaat fa mu nekkoon démb. te loolu suñu valeur la. ñu ñaan dëkk yàlla na jàmm yàgg. amiin ndax lii yëpp suñu mbégte la. lu dul jàmm moo ko la. dëgg la lu dul jàmm moo ko la yàlla na yàlla defar lépp sotti lépp dëgg yàlla di leen wax ne man sama mbër bi moom. Modou xarañ loola. xam naa wax dëgg yàlla c'est le meilleur. sant nañ loolu jaajëf jokkute rek. Ali Anne nee na Balla Gaye Bombardier Gris Bordeaux Boy Niang su Boy Niang daanee ñu soog ko jox Balla Gaye 2. loolu la gis nee na Gris Bordeaux Balla Gaye 2. Bombardier boobu mooy doon dernier combat Bombardier bi. certainement parce que Bombardier yaakaar naa benn saison ko dese. jëlal internet. allo. allo oui sëñ bi na nga def. waaw ñu ngi leen di ziar. ñu ngi lay delloo ziar bu baax tur bi naka la.
tur bi Ali la maa ngi lay woo depuis Espagne. depuis Espagne d'accord yaa ngi ci biir émission bi wax sa xalaat yow la ñuy déglu. maa ngi rafetlu baax vraiment ngeen def ni lu baax la. émission bi rafet trop yàlla koy rafetlu vraiment yéen ngi tamit wéttali benn instant. c'est très important pour le dire. bon ñaan yàlla mi nekk Sénégal yàlla ko yàlla dindi ko dindi àdduna bi yëpp. amiin ci Seydina Muhammad. amiin nga baal ma nga yëkkati baat bi tuuti ndax ñu mën la dégg. waaw maa ngi ñaanal tamit Luc Nicolaï yàlla génn ko foofu mu nekk. amiin delluwaat ci njëkk. amiin amiin. mun a dëggaat combat yi mun bëriwaat. amiin. bon. Allô? Allô? Malheureusement on l'a perdu bu ñu mënee am beneen internaute mu daal di réagir ci biir émission bi mu mel ni internaute yi ci boppam ñoom ñu ngi proposé ay affiches am te bëgg nañ ko. Allô? Allô? salaamaaleykum. maaleykum salaam. Allô sëñ bi tur bi naka la? Allô bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je m'appelle. Vous appelez comment? Oui, je vais très bien. Vous appelez comment? Je m'appelle Aboubakar Thomas Salam. Aboubakar, vous êtes bien dans l'émission Wax Sa Xalaat. Aujourd'hui, on parle de lutte. Allô, vous êtes avec nous? Oui. Mhm. Je vous appelle de Ngoudiba. Je vous appelle de Ngoudiba, un village situé sur la route de Kaffrine-Kanda. D'accord. J'ai l'impression que vous avez déjà appelé une fois. Allô? Voilà. Malheureusement, je m'appelle Aboubakar Thomas Sankar Salam. Je vous appelle de Ngoudiba. D'accord. Monsieur, vous êtes bien dans l'émission. C'est un village qui est situé sur la région de... D'accord. Malheureusement, il y a des problèmes de réseau sans doute pour bien vous entendre. Donc, on va attendre le prochain internaute enfin de pouvoir évoluer dans le débat. Amina Diagne. ku woote mënoo dugg du man Amina Diagne la mu mel ni internautes yi ñu ngi proposé seen affiche yi. par rapport ak claf bi ñuy modifier intégré ki nga xam te moo di Reug Reug. non Reug Reug mi ngi woon ci biir am na place am ci biir mi ngi woon ci biir déjà. jëlal ma internaute boobu Diop. allo le retour. de retour. yaa ngi ci biir. man moom heure ma déggee ni ma dégg moom damay dégg. lan nga d'accordul. oui copain boobu génn léegi wax na lu ko neex xaw ma waa Parcelles xaw ma. wax na lu ko neex. lu ko neex. nee na nañ génnee Sa Thiès dugal kan Reug Reug. kooku moo neex. mais Reug Reug mi ngi ci biir Reug Reug mi ngi ci biir. kooku daa neex kooku tey suivre lamb xaw ma lan ngay suivre lamb xaw ma mooy nga waaye fanatique ni ñi nga xam ne dañoo faan rek gën seen ñaari ko boo ko neexoon Balla Gaye mën Modou Lo ni mu werante ci moom jaral ko dee. léegi gisoo loolu Balla Gaye daan ñaari yoon Modou Lo yooyu dañ koy accepté Modou Lo ama kii Balla Gaye ama seen ko daan ñaari yoon loolu pour l'instant dañuy accepté ama seen Modou Lo ko daan ñaari yoon pour l'instant tam loolu dañ koy accepté léegi ñett ñooñu leen na ko mën a leeral fii nii ma waxee ak yow mooy que ñu tëggal leen tournoi ñoonu boole ci ki leen ëpp doole mi Bombardier point loolu mën a leeral foofu noonu 2-0 2-0 2-0 yooyu noonu léegi kantaan nag ñu ne da ngay génnee Sa Thiès amul foofu place mais Reug Reug am na foofu place yéen ñi soxor la wala lan la kon c'est juste la vérité parce que instant yi sànq yéen a ngi wax combat bu neex Sa Thiès Reug Reug loolu combat espoir la ñoom yaa biñu jàppante saa waay jooju noonu woote sànq xaw ma fan su koñ ci la xaw ma mu ne biñu jàppante kii nu mu tuddee ci Reug Reug daan ko fan sa Reug Reug nañ koy nag non non mais sociologue nag gis nga bàyyi sama internet yi ngay jël di leen sànni xeer nii fii plateau Wax Sa Xalaat la démocratie noonu lañ may sànnee xeer yow bàyyi sama donc man internet bàyyi ma man ma tontu leen benn par benn ku mën nga duggaat da ngay tontu benn par benn waa ana waaw ku mën nga duggaat voilà léegi nee ko Reug Reug ñun seetaan nañ ko quoi ñun seetaan nañ ko ci lutte simple Franc daan na ko lutte simple Franc Parcelles daan na ko lutte simple ak Bébé Diène n'est-ce pas Bébé Diène téye na ko humilier ko lutte waaye ku ko ci daan benn yoon moom it daan na la fa 3 fois wala 4 mais nañ ci téye tamit loolu day war a ne que ne am na ay lacune moom ci boppam Reug Reug
waaw mais bu ñu yaakaar ne day jàkkaarloog Sa Thiès ñee de Sa Thiès du ñeexi ñeete kenn de xanaa ëpp la ko jàpp rek mais rëg-rëg du ndaanaan la de loolu kenn naa tablewul ko ne rëg-rëg ndaanaan man du ma taxaw ne kii mooy man xam nga boo bëri maa ngi wax mais xamoo leen kan mooy sama mbër voilà parce que damay woote en tant que sociologue pour wax lépp de manière générale lépp naay mais lépp mu koy faral fii wala koy faral fii bien que am naa mbër voilà donc noonu la demee donc man laa wax ci bëre rek nii ku nekk li nga wane sa carrière mook Sa Thiès bu jàppante dara du sa xew lu jàmm pour Sa Thiès Sa Thiès jàppante boobu taxaw tey jàppante li mu war a jàppante bëri li mu war a bëri xaju ci rek man en tant que seetaankat maa ko wax combat bu nar a neex la de en tout cas te voilà moom mooy combat boo xam ne moom la amateur yi gën a bëgg non boobu moo ëpp bëri sax combat Boy Niang Balla Gaye parce que Boy Niang Balla Gaye yu bëri d'accord ci mais moom nee na Modou Lo Ama du combat mais Balla Gaye ñaar combat la léegi yow loolu man ay réew may def quoi Modou Lo Ama combat la combat bu mag yow Ama nee na Modou Lo bu demoon ba màgget ba yor benn beeke dina ñëw nangu beeke bi Modou Lo daanu mu soog a delloo beeke bi maanaam daal li mu ko amee ci mbapat ba dina ko fay voilà loolu koy leer na ku wax loolu koy day taxaw won ko lu tax yow loolu dara du xew maa lay doon 2 heures dara du xew léegi quant à Balla Gaye bu jëlee Boy Niang pour setal dem gi yaay yëpp la Lac de Guiers setal na ko mais daal di set donc dañ ko war a daan avec la manière te génn nañ une bonne fois pour toutes d'accord waaw tamit Gaston yéen a ngi wax sànq aussi ci waxu xaalis bi Gaston ñëpp xam nañ ne moom bu duggee ci làmb ji day ànd ak sponsor loolu ñëpp xam nañ ko parce que nag bu ñu maa ngi dégg ñu naan yeneen promoteur yi jàmm rek la ñuy yéene bëgg nañu tëj combat yu mag mais boo fi nekkee rek sa bopp promoteur standard nekk fii di nekk ay coxeur ñoom jégalu gars yi sponsor yi jàppee la coxeur de jox la bul moo nee la demal comme ça loolu nga soxla c'est que yeneen promoteurs yi ñi gën a image c'est important ma leen Alamine image dafa important ci nit donc c'est pas par hasard que Aziz Ndiaye toll suñu tolloon ci lamb image la indi ak idée yu bees wan ko sponsor yi mu bardaloo leen sponsor yi ñëw ànd ak moom Gaston tamit même chose daa garder image am boobu léegi bu xam gisul li mu xam ci lamb day daw génn donc sponsor yi ni ñu ko respecté woon bi ma bërki leen ni ñu ko kon nga respecté donc mën na dem convaincre leen pour un super place donc loolu suñu image yu nit ki la en fait moo njëkk ba pare Gaston bu mu génne télé loolu la na ko wax jël l'utilisation des autorités c'est très important autorités yi suñu accompagner nga egg mooy li ma doon wax ci keroog ma ne ko président force lamb day am parce que man maa ngi weñ loxo sponsor ne leen force lii da ngeen ma koy sponsoriser ñu dem ñu enregistré voilà loolu am naa sañ-sañ de quand même parce que voilà mooy loolu jaajëf jégaluwaat jaajëf nii noonu Aziz Ndiaye keroog dafa wax lu am solo mu ne un promoteur pour que sponsor yi wóolu la banque yi di la jox il faut être crédible benn ba pare foog nga am assise financière c'est-à-dire yow sa bopp munoo ñëw loxoy nen ne promoteur la foog nga indaale xaalis bu fekkee da nga bëgg business ci làmb ji da ngay indi xaalis dugal ko ci pour que mën a recevoir xaalis mais bu fekkee ne que yow da nga ñëw uniquement pour gagner xaalis te indiwoo dara ça devient un problème ba pare il faut que tu sois crédible foog nga crédible pour que sponsor yi mu am courage yu ànd ak yow loolu c'est très important je pense que Gaston moom réussir na étape boobu noonu parce que tey boo xoolee depuis des années fi nga xamante ne nii ñu promoteurs yu bëri dañ ci daan am problème moom mooy ñi nga xam ne yéen sociétés yu gën a mag fii ci dëkk bi da leen daan jël di leen indi di leen dugal ci làmb ji mu koy jox ay centaines de millions mu koy def ci mbëri ce n'est pas pour rien yenn ci ay mbër nga leen di déglu ñu naan Gaston moom mooy papay làmb ji Don King c'est pas pour rien ñu koy woowee Don King de l'arène voilà donc tant de surnoms yoo xam te dañ ko koy jox moom et encore une fois il est en train de le démontrer ci làmb bi jamono gi nga xam te moom la tollu crise bu metti mu am muy xalaat di organiser li nga xam te moo di CLAF mën ngeen woote ba tey balaa njeexitalu émission bi daal di joxe Sow Poulo nee na Reug Reug moo gën a ñor Sa Thiès nee na ñoom ñaar seen combat Reug Reug moo gën a ñor Sa Thiès je pense que les internautes ont un problème avec combat Reug Reug ak Tapha Tine bi ñoom ils sont plus combat Reug Reug ak Sa Thiès ñu ñu jël kon Tapha Tine ak Gris Bordeaux boole ko Tapha Tine parce que Gris ñoom ñaar ñooy Bordeaux doon Tapha Tine Eumeu Sène mën na nekk aussi mais en tout cas si ça dépendra ci mbër yi ak promoteur bi dox combat bi jëlee internet boobu allo allo waaw asalaamaaleykum. maaleykum salaam waaw di leen ziar di ziar mbokku auditeurs yëpp. ñu ngi lay delloo ziar bu baax
waaw man la Sakho naka moom ani waa France. di nuyu sociologue bi génn léegi waaye sant ñëpp a ngi fii sant yàlla rek. tey moom. tàngooru Ndakaaru lañu am fii quoi. il fait aujourd'hui. ñu ngi lay déglu Sakho yaa ngi doon nuyoo nga ni ko doon nuyoo. en fait waa lamb. yaa ngi doon nuyu suñu xarit bi sociologue bi. ma koy amee déglu sama gaañ la. mais ñi ngi xaar suñu émission ma ak moom. yéen ñaar seen émission dina tàng de. lamb ji nag xam nga rek ñun moom. tàng de parce que moom li mu bëgg a wax moom man duma ko nangu. waaw lamb ji yàlla dogal na ñun moom ay spectacle lañ man kenn moo nekkoon sama mbër ba mu demee kaw la après ci lamb ji muy Tyson donc lamb ji seetaan laa ci am. donc am na combat bi nga doon wax léegi-léegi Reug-Reug ak Sa Thiès combat la de. xaw ma seen situation fu mu toll nii mais yaakaar naa ne ñoom ñaar ñëpp franchement but parce que Reug-Reug combat bi mujjee bëri moom ak suma juum rakku Gris Bordeaux. boobu la mujjee bëri suma juum la moom ak rakku Gris Bordeaux. waaw mook Gris 2. mais waaw mais kooku bëre bi mu bëree foofu noonu kam moo ko war a mën a bañ. mooy jëlu pii bi. Père Diaron Ndiaye nee na 3,14 pii. waaw moom la mooy jël bi. ma ne lu mu bëree foofu noonu man dama toog sama saal dama nu ma tëbee man na war xam ak yàlla. daanaan la de. bëri bu waaye dafa bëri làmb ji ba non daanaan la lu mu bëree foofu dafa bëri. dëgg la Sa Thiès aussi mbër la. mais nag làmb foofu lay neexee ñaari mbër dëgg-dëgg bu ñu dajee yaakaar naa ne kenn du may sa morom dara. làmb jooju noonu nañ ñaan yàlla mu taxaw di ñaan yàlla nag lutteurs yi nañ taxaw li nu ko laay nañ ko taxaw li nu ko laay war na génn ci kaso bi. vraiment saay yu bon yëpp a ngi taxawal te defaluñu dara Sénégal. billaahi ñu jël li nu ko laay nëbb ko jant bi amul kenn amul bàjjan amul tànt mais yéen lutteurs yi yéen a ngi fooye loo xamul koo xam ne jàppale na leen. barki de mooy Njaay koo xamante ne bëgguma wax turam barki de mooy Njaay fi lañ ko jàpp flagranterie. xam nañ ki ngay wax. ci loo xamante ne day détourné adduna laa la waxuma la Sénégal day détourné adduna ci loo xamante ne que ni crime la. te mi ngi waat nii di dox. waaw crime la. moo bëri ci réew mi. mi ngi doxi soxlaam. ak keneen koo xam mais reykati nit yi sax ñu ngi doxi seeni soxla. li ñu ko laay reyul nit deful dara li mu doon investir man des fois dama ko wax sama yaram day daw. dafa mel ni amul ay mbokk quoi mais lutteurs yi nañ ko delloo njukkal. buñ ci taxawoon tey balaa weer bee day ñu génne ko. gis nga nit nag daa am loo xamante ne bu la ko nit lebalee war nga ko fay dañ ne nit ki bu la toogalee ci naaj gi toogal ko ci ker gi. métti woon na fi trop lim fi dimbali ci ay jeunes lim fi dimbali ci ay mbër kenn xamul lu mu toll. moom moo fi doon tëgg ay lamb yoo xamante ne macha allah man affaire boobu su ma ko déglu dama bëgg sax nga def ko émission spéciale pour nit ñi bàyyi ci xel. nañ ko xeex. buñ ko xeexee gars yi jox leen ci ndab. dañ ko war a bàyyi. ay criminels ñu ngi doxante ci biir Sénégal. dëgg la. ay ñoo xamante ne ay faux billets ak lu nekk la ñu yor di ko doxante biir Sénégal. saagakat yeeg sàcc yi ñëpp a ngi dox biir Sénégal. am liberté provisoire. bu ñu doon jugé Sénégal xaaju seen xoolal bu ñu doon fekkoon jugement dafa am Sénégal dëgg-dëgg. ñii taxawaalu biir Sénégal duñu bari. dëgg la ci homme d'affaires yi nga gis nii ñi ciy taxawaalu bari nañu woon ci dëgg. drogue beeg yàmbaa gi yëpp ñoom ñoo ko fay dugal. faux billets yeeg lépp ñoo ko fi dugal nañ bàyyi jàmbur mu doxi soxlaam lépp nga dimbal ci askan wi macha allah. métti na ma quoi di jaajëfal nag liñ la ko laaj nañ ko bàyyi. bëri yéen la ñuy waxal xeex lañ bàyyi ko boo leen xeexee ñu bàyyi ko du da ngeen di dem ci plan comme que instant yi saison blanche ngeen nekk. xeex lañ ñu ko laaj mu bàyyi ko ndax déwén mu ñëw tëgg fi ay combat yu neex. am na solo de. ndax moom mën na ko ba léegi. Gaston de moom moo fi nekk mais dañ ko xeexal mu génn. Aliou. jaajëf waay. d'accord jaajëf. te ndeysaan Luc Nicolaï ba bi muy nekk biir prison mi ngi doon ko xalaat combat Modou Lo. Ama Baldé Modou Lo moo ne moom ngoro may ko mu bëri te Luc Nicolaï nekk prison. mais moom xalaatoon na nekk prison sax continuer tëgg combat boobu. nga xam ne kon moom kooku. xelam mi ngi ci c'est un homme d'honneur maanaam koo xam te bu joxee kàddoom rek jeex na. da koy bëgg a tenir mais il a parfaitement raison parce que tey jii nii am na ñoo xamante ne nii ñu nañ leen jox liberté provisoire ñii mais Luc Nicolaï ak lu mu munti doon. war nañ ko bàyyi. d'accord allo. allo oui sëñ bi na nga def. ndeysaan soxna si. sëñ bi yaa ngi ci jàmm tur bi naka la. waaw mbës moo ñëwaat moo dellu si waat.
mbër moo ñëwaat. waaw mbër ñu ngi lay déglu mbës waaw moo dellu si waat waaye bilaay dama déglu léegi benn copain bu génn bu wax lu am solo wax dëgg yàlla. waaw mooy Luc Nicolaï. waaw ndax waaw wax dëgg yàlla loolu moom xam nga man damaa rëcc sax xam nga li ma duggee ba génn duma ci loolu. bilaay. wax dëgg yàlla ndax lamb fi mu toll nii dafa soxla promoteur kon bu ñu manqué ku toll ni Luc Nicolaï. waaw loolu day xaw a gën a métti ci wax dëgg yàlla. waaw te tey jii boo xoolee maanaam association des lutteurs yi gars yi doon wax léegi loolu normalement gars yi war nañ gën a mën a taxaw. ndax dañoo seetlu faible sel boo xamante ni ci côté boobu la wax dëgg yàlla ndax bëri na ay lutteurs yoo xamante ni xam nga suñu borom dañ leen di teg ay natt yoo xamante ni ñoom duñ ko mënal seen bopp. waaw te tey loolu gars yi war nañ gën a mën a def jàngat tey jii bu ci kenn amee problème rek su ko defee maanaam ñëpp mën ci waaw dugal seen loxo su ko defee loolu xam nga ñu mën ko régler mu sotti. waaw ndax Luc Nicolaï boo xoolee depuis bañ ko téewee ba léegi xam nga amagu ci benn yëy yàbbi. waaw xëy na nag loolu noonu du lu mën a ñàkk ndax li gars yi di wax rek maanaam njuumte du wees quoi yaa ngi dégg. mais nag ak lu mu métti métti am na ñoo xamante ni yéen a ko seet kon ñooñu war nañ ci mën a def le tout pour loolu xam nga ñu mën ko régler comme ça mu mën a génn daal. waaw ndax comme moom ni ma ko waxee noonu tànk rek am na ay nit yoo xamante ni tey xëy na du wàllu làmb mais ñi ngi di def ay naka si dul noonu yoo xamante ni tax lu jege ci mbëri sax defuñ lu mel noonu te loolu dara du leen ci fekk. waaw kon loolu war nañ ci mën a bàyyiwaat xel bu baax. te xam ne Luc Nicolaï nitu kese la. mbër. Luc Nicolaï kese nekkul ci ay jafe-jafe de Abibulaay xaw ma ndax xam nga ko. Abibulaay xam naa ko Abibulaay ma xam bu baax Abibulaay xam naa ko. moom mooy Falaye Balde numéro 2 dafa nekk moom aussi xoolal ma naan Falaye Jules Balde numéro 2 dafa nekk ci ay difficulté feebar bu métti depuis des mois de feebar. na ko Abibulaay dem naa ba gis situation bi mu nekkee. waaw dafa métti trop. Abibulaay dem naa ba gis situation bu mu métti bi mu nekkee xëy na am na ñoo xamante ne ñi ngi ŋaañu ne Ama daf ko war a jàppale. waaye du benn nit rek moo mën a jël benn nit. xam nga soutenir ko dëgg la mën na ci dugal loxo mais ñeneen ak ñeneen war nañ ci mën a dugal seen loxo. dëgg la. ndax boo xoolee moom situation bi mu taxawee xëy na moom taaw la caat la ndax benn la bu góor ci yaayam yaa ngi dégg. kon loolu seetaan am na ci du wér a wér maa ngi ñaan ñi nga xamante ne ñooy waa axlu làmb ñoom tamit maanaam ñu dugal ci seen loxo bu baax a baax même bu dul woon nga sax. yow doomu aadama yi war nañ ci mën a xam nga ràññee di mën a jàppale ci yu mel noonu ndax loolu dañ ko manqué de trop. waaw kon daal man maa ngi ñaanaan nguur gi ci nga xamante ni mooy suñu njiit muy président de la république. ñun nga xamante ni tey jii ñun mooy làmb ji mooy suñu sport national comprendre nga. waaw mu gën ñu see bàyyi xel tamit gën ñu see jàppale xëy na ñun moom amuñ ci lu ne gaañ waaye am nañ ci ñoo xamante ni tey jii maanaam bu ñu taxawoon bu ñu toogoon tey jii maanaam bëriwuñ defuñu dara maanaam day feeñ ci ñoom ndax loolu rek la ñu yaakaar. jaajëf. waaw kon war nañ ci gën a mën a jàpp bu baax yéen tamit xam nga. wax dëgg yàlla média yi tamit xam nga ñu ngi taxawaay bi nga xamante ni ñu ngi koy taxaw ci làmb ji ndax su dul woon yéen a xëy na maanaam yu bëri maanaam dina am ba jeex te duñ ko yëg waaye maanaam lépp lu ñu ci réer lu nekk rek média yi moom ñu ngi ciy taxaw bu baax pour def le tout pour ñun ñu mën ci jot. dëgg la jërëjëf. waaw kon côté boobu ñu ngi leen ci sant bu baax di leen remercier di leen ci gën a ñax ngeen gën a góorgóorlu fi ngeen jàpp foofu la. jaajëf. waaw ngeen bañ a tegg seen tànk ñu leen di ñaan bu baax foo teg sa bët ci ban mbër nga teg sa bët fu mu toll nii ban mbër nga teg sa bët fu mu toll nii bu saison bi. pour l'instant nii. waaw. kañ nga bëgg waaw pour l'instant moom jox la. waaw man moom pour l'instant nii moom sama doom day laa bëgg mu am ba pare Quench nga bëgg moom combat ba pare. waaw moom laa bëgg gars yi test ko ndax mu toll nii il est temps mu wane boppam mu rectifier comme que dafa jóge woon ci ay tolof. waaw mu confirmer ni Sénégal maanaam la mu mënoon ba léegi tey la wàllu gën a ay ñu jox ko Modou Anta. Modou Anta Quench combat la de. waaw nañu jox Modou Anta ñu wane li ñu mëne. combat la de. waaw loolu moom mooy dëgg Sénégal fi mu toll nii xëy na nag promoteur yi manqué wax dëgg yàlla mais affiche yu neex yi. yéen xam ngeen ko gars yi xam nañ ko wax dëgg yàlla bu ñu ko tëggee rek làmb dana dellu ci waat. d'accord jaajëf mbër. waaw jërëjëf waay kontaan nañ bu baax waay. jaajëf. Abibulaay je pense que bëgg naa man am naa yéene vraiment pour ñu defaral ko benn affaire. pour ñu ñi dimbali ko parce que mbër champion la boo xam ne dafa nekkoon ci élan jékki-jékki mu am feebar bu ko paralysé. te seen waa kër amuñu ay moyens boo xoolee Ama Baldé am na benn mbër bu daan nekk ci wetam tout le temps moo nekkoon bras droit am. donc je pense que waa CNG wala ñi yor làmb ji war nañ ko mën a jàppale. maa ngi doon waxtaan ak un jour ak benn kenn ku ko jege ma koy wax que ne na jéem a xool ñuy waxtaan ak famille bu fekkee mën nañu organiser sax benn téléthon. pour vraiment ñu jàppale ko quoi. rafet na allo. maa ngi jégalu dama amoon appel mu affaire yi coupé.
li ma ci waaw li mu ci bëggoon tëj rek comme waa ji ni mu ko waxee rafet na. mais li mu ci bëggoon tëj rek gars yi am na ñoo xamante ne tey bugguma sax su tudd seen tur am na ay journalistes yi làmb yoo xamante ne tey. ci Luc Nicolaï lañ doon waatee. yaa ngi dégg ak ñeneen nañ def benn mbooloo dem seeti ji kii nu mu tudd Macky Sall wax ak moom. fu mu demee ba bàyyi ay yenn artistes yi nga xam dañ doon blanchir l'argent fii yenn députés yoo xam dañ fi blanchir l'argent fu mu demee ba bàyyi ñooñu war na bàyyi koo xamante ne que ni da doon dimbali askan bi parce que askan bi franchement parler tey ji làmb ji wéet na de billahi wallahi tallahi wéet na bu fekkee Orange ni yaakaar Orange ñëw xam naa ne moom dootul financer ci làmb donc yooyu noonu lan moo ñu ci mën a jàppale mooy genre Luc Nicolaï ñu dellusiwaat xam nga mën a andiwaat li nga xamante ne que ni mooy làmb ji parce que tabax nañ arène goo xamante ne 32 milliards lañ ci def te ba léegi gisaguñ ci suñu bopp ndax lan gisaguñ ci làmb yoo xamante ne comme làmb yu njëkk yi comme Balla Gaye Modou Lo Balla Gaye Tyson yooyu gisatuñu ko parce que li tax parce que promoteurs yi amul ñoo xamante ne jaratu maanaam li ñu bëggoon ci làmb ji am nañ ko mooy publiciser seen affaire pare nañ ci jeex na te li na ko laay moom affaire bi du loolu yaa dégg loolu laa gënoon bëgg a insister parce que maa ngi doon déglu waxtaan bi yëpp mais dama ci bëggoon insister bu baax a baax pour gars yi bàyyi xel ci côté boobu noonu ñëpp a ngi xeex ku nekk a ngi xeex sa bor ku nekk a ngi xeex sa bor mais instant yi làmb ji seen xeex kan la Luc Nicolaï Luc Nicolaï fekk génnul leen combat bu mag du gaaw tax man de loolu laa gëm parce que kan moo koy taxawal kan à part moom Aziz Ndiaye nekkatu fi ak kan Serigne Modou ñaa nekk xanaa dañ ko gis voilà te mbëri nii ma gis nii boo fi naree gis seen làmb sax da nga leen di amel xaalis après mu doon ay problème après seen diggante ak ñoom moom moo fi koo xamante ne day sacrifier lu bari wax ji bari na mais tamit xam nga li ñu bëgg mooy nañu libérer sénégalais yi xaalis bi dafa war a circuler biir Sénégal mënuñu dëkk même France fii may wax ni faux billets yaa ngi fiy daw 100% fépp foo dem faux billets yaa ngi daw drogue baa ngi daw lépp a ngi daw mais daa am na koy doxalee trop beeg yàmbaageeg faux billets yi fan lay jógee ci kaw la. en tout cas daal dañuy ñi ci kaw de Luc Nicolaï. Luc Nicolaï moom. voilà man loolu laa bëgg ngir yàlla dañ xeex ngir Luc Nicolaï xaw ma ko musuma ko gis. mais lambam contre Modou Lo boo fekkee maa ngi Sénégal di liggéey benn kii nu mu tudd sponsor bu mag bi ko yoroon bugguma wax turam parce que ci kii lañ nekk. sponsor mag bu ko yoroon man maa nekkoon seen DJ. man maa nekkoon seen animateur. ok voilà. ba ñuy dem Mbour ak ba ñuy dem fépp ñu ñoo sponsor kii woon bi yëpp. yéen a defoon face à face bi bu yàqu woon bi Mbour. bu yàqu woon biir Mbour marché ba. waaw Modou Lo ñëw Balla Gaye ñëw. Modou Lo ñëw Balla Gaye ñëw ñun ñoo ko tëgg ñun ñoo fa nekkoon. dama bëggul wax sponsor bi nekkatu fa sax Tigo la maa ngi jégalu. fa laa doon liggéey. mais musuma may ñaar dërëm musuma may dara dama gis sacrifice bu mu naan def ngir xale yi. gis nga marché boobu bañ ko kiiwee. gis nga commerçant yi fa nekkoon liñ fa jot a jaay balaa ñun ñuy ñëw kenn xamul lu mu toll loolu investissement la. dëgg la investissement la oto yi ñaata oto moo fa dem ñaata taxi moo fa dem ñaata voiture moo fa doon dem loolu yëpp ay investissement la ku nekk dañ ci daan bénéfice luy ay hélicoptère lu ne non mbër làmb jooju mënutul amaat ci àdduna kam moo ko def Luc Nicolaï. nañ bàyyi jàmbur ngir yàlla quoi nañ bàyyi jàmbur di jégalu nag. xam naa ba suba incha allah. dinañ def émission spéciale. Luc Nicolaï. yow moom. jar na ko de wallahi jar na ko boo leen ko defee ciyaab rek ngeen ci am. wallahi incha allah. dig moom bu fi ñëwee. waaw jaay léegi dig bu ñëwee ngeen fi Amina di jaar. léegi man je pense que foog ñu def benn spécial Luc Nicolaï parce que wax na ko. Luc Nicolaï aussi nekk na koo xamante ne nii vraiment am na lu mu def ci làmb ji je pense que gis nga débat bi ñu ngi continuer gars yi ngi génne thème bi sax di dugg ci parce que ñor na leen quoi. kaaw Luc Nicolaï bi ñor na leen. combat de lutte kenn mënu ko organiser sans promoteur te Sénégal ni muy jëm nii fu mu ne nii ñu bëri dinañ ci génne seen Aziz bàyyi na. Luc jàpp nañ ko. Gaston moo fi des te Gaston tantôt mu nekk. dañuy wax salaamaaleykum rek dañuy jégaluwaat d'abord. dinañ ci ñëw allo. xale yi dañuy wax salaamaaleykum dañuy jégaluwaat d'abord. maaleykum salaam Sow Pulo Wakaam moo dugg ci waat. Sow Pulo d'accord. dañuy jégalu rek parce que li waa ji wax sànq. donc ak ci génn léegi lu ma wax dëgg yàlla dañu def lu dul jégalu parce que mënoo wax làmb. génne ci Luc Nicolaï. dëgg la mi ngi mel ni nga taxawal nit rek dindi ci benn loxo bi. kon foofu yaakaar naa yóbbu nga moitié am. donc Sénégal dafa toll ci dimension boobu noonu. te lu ñu bokk mënuñu ko séddoo dañ koy sàmm. mais naka lañ koy sàmmee. nañu fexe di dimbalante.
léegi lig am na fu mu nekk fa nga xamante ne tey arrangé wul ñi nga xam ne ñooy lutteurs yi arrangé wul ñi nga xam ne ñooy seetaan lamb neexul nag ku sañoon ku ne dafa dem ndax foofu du place gor mais ku yàlla bind ne sa dund doo fa kii di jaas doo fa jaas maanaam du nga fa jaar mais nañ fexe mu jóge ci àpp boobu mu nekk neexul nag wax dëgg yàlla wax dëgg rek yàlla barki Seex Xalifa bi ma yaakaar yàlla génn ak jàmm amiin yàlla génne ko ci jàmm parce que nit ku ko xool xam ne am na lu mu defar ku xool même bu dul lamb sax élevage bi daf ci investir di ci dimbali ay nit et cetera kon donc du lépp la ñu mën a wax fii nag xamuñu naka lañ koy waxee ku dóor ku fayu lañ xam lépp nag wax lépp baaxul ndax si média lañ nekk ni ngi ñuy bàyyi xel ke xamoo kuy déglu dëgg la mais yàlla sotti lépp di ñëw si kaw comment dire frère kiiw Ama Baldé bi Abibou voilà très bien léeg-léeg nit ñi dañuy juum ci benn affaire man staff lutteurs yi sax écrit laay balaa mi ci côté boobu ndax nit donte dafa bokk ci écrit wala soit ñu nekk en famille ñu ne ñun ñëpp famille lañ ñoo bokk même sport donc dañuy fexe mbër mi fépp kuy écrit bi ku ci am combat ñu daggale 1 million mbër bu mag 2 millions jël ko def ko ci kees gi képp ku fi am ay tolof mu génn ci loolu def ko ndax solidarité dafa war a am donte lu ñu liggéey lekk donc suñu nekkee ci ay jafe-jafe kenn duñu ci fekk se soo waxee da naan am nañ xaalis kuy magam diwoo li war a ñëw du ñëw mais nit su yàlla taxee rek ngay def donc duñ ko jëlee foofu mu nekk mais ñuy bàyyi xel loolu lu ñu am rek dañ koy lekk il faut que dimbalante mën a am soo amee cachet 1000 francs jëlal 10 francs bi jël ko ci keesu écrit bi am ko war ku ko téye ngir ëllëg bu kenn nekk ci ay jafe-jafe yooyu ñu mën ko ci génnee ndax nit da ngay organiser d'abord lii xalaatuñu ko woon te laneen dina amaat laneen lu dul lii donc kante ne ni ngi gën a dem du ñàkk si ay jafe-jafe mbégte day am naxar day am et cetera ñaanuñu ko ndok sabab rek a fi ne mais ñuy fexe di dimbalante ndax ñëpp benn loxo mënul jot ci ginnaaw di jégal waat d'abord di wax rek nit bi ko fu mu nekk yàlla ko fa yàlla jëlee ndax du palaasu koor ku xamoon ku ne na sa mbokk nekk rawatina kuy dimbalee nit donc nag élément Serigne Touba la mënul jaas comme que Serigne ma fa jaar kañ donc du ñàkk nañ ko ñaanal rek yàlla jëlee ko ci jàmm ak salaam donc dafa karaw gu ñuul la daal yàlla baax na yàlla bëri na sutura mais lépp dina changé daal fii ak ay weer insha allah ci kàttanu yàlla ndax xolam dina ko fay insha allah yàlla bëri na sutura jaa ngeen jëf jërëjëf mi ngi noonu donc je pense que Luc Nicolaï nekk na lu préoccupé li nga xamante ne nii thème la boo xam te il faut ñu indi ko thème à part la Luc Nicolaï thème à part la parce que ñor na lool ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy internautes yi te vraiment am na lu mu def ci làmb ñu jëlal kooku noonu ci biir xanaa mu doon internaute bu mujj bi allo vous allez bien Louis Sport oui sëñ bi na nga def ça va yéen ngi ça va alhamdulilah tur bi naka la fan nga ñuy woowee Pape Moussa di leen wooye Grand Yoff fan nga ni Pape Moussa di leen wooye Grand Yoff Pape Moussa d'accord yaa ngi ci biir émission wax sa xalaat bi yow la ñuy déglu ok ça va bon en fait man sama xalaat ci mini classe bi Gaston bëgg organisé je pense que c'est une bonne initiative donc dañ koy rafetlu quoi parce que je pense que amateur de lamb bi ñoom soxloon na ñu mel nii mais parce que affaire boo xoolee mën na sauver saison bi te mën na aussi relancer la lutte parce que on a vu que ces 3 dernières années bon affaire bi da doon lamb ji dafa meloon lu fay surtout que autorité yi war nañ ko ci mën a accompagner aussi mbër yi tamit ñu mën a xoolal seen cachet yi parce que je pense que ce sera pas facile di fay ay 100 millions 150 millions pour mbër yooyu ay Balla Gaye ay Modou Lo ñooñu donc je pense que pour sauver la lutte et pour relancer aussi le sport je pense que ñoom war nañ mën li ma leen di conseiller mooy ñu accepter diminuer seen cachet jàppale Gaston comprendre nga ñu commencé waat dund les comme événement yi daan dund ak 2012 ak yooyu quoi d'accord pour mon idée bu nice la quoi je pense que ministère des sports ak sponsors yi war nañ ko ci mën a jàppale CNG aussi coopérer avec Gaston comme ça sax ñu le titre de roi des arènes ñu mën ko indiwaat comme nañ ko organisé woon ay temps voilà loolu daal moo ci sama xalaat quoi d'accord merci beaucoup parce que idée bu baax la quoi franchement jaajëf merci beaucoup
du ñàkk moom moo nekkoon suñu dernier internaute ci biir émission bi jàll nañ ci ay thèmes yu bëri mais on promet bien sûr que ni dinañ revenir ci kaawu ki nga xam te moo di Luc Nicolaï et bien sûr avec l'accord de la famille d'Habibou Laye comme ni nga ko waxee dinañ organiser quelque chose vraiment pour jàppale ko parce que il en a besoin aussi waaw am na ku ma ci waxtaane nee na ma mi ngi xool donc avec sa famille ce qu'il peut faire donc après daal ñun nañ ci xool naka lañ koy bokk na ci suñuy code en tant que journaliste voilà mi ngi noonu informer sensibiliser mais aussi dañuy aider absolument ma bàyyi la nga résumé donc di tàggu internautes yi di leen wax ne tey thème bi dafa nekkoon li nga xamante ne ni mooy CLAF bi Gaston Mbengue bëgg tëral donc mu nekk ci ay projet pour sauver la lutte parce que ñëpp xam nañu ne làmb mi ngi ci ay difficultés yu doy waar donc Balla Gaye 2 Boy Niang Tapha Tine Reug Reug ak ki nga xam ne mooy Sa Thiès Gris Bordeaux combat yooyu la jot a annoncé donc ay affiche la yoo xam ne intéressé na internautes yi même bu fekkee ne ñenn ñi Sa Thiès Reug Reug intéressé na leen aussi donc loolu lañ doon waxtaanee tey dégg nañu intervention yu bëri yi fi jot a am donc muy làmb ji te làmb ji dafa nekk loo xam ne sport national la intéressé li nga xamante ne ni moom mooy sénégalais yi. donc loolu lañ doon waxtaanee tey di jox rendez-vous internet yi demain incha allah. demain incha allah à partir de 15h30 dinañ fi ñëw ak beneen thème ñu waxtaanee ko ci seen biir émission wax sa xalaat ba suba incha allah.